maintenant votre horoscope du jour. Horoscope du jour. jouer. ok kon ma joué jaajëf ni ñu koy faral di defee saa su ne ci waxtu wi tey nag yemboog talaata juróomi fan ci weeru novembre ci atu ñaari junni fukk ak juróom-ñeent ñu dem seen horoscope ci kàllaamay Kocc ñu pàccul ci fukki signe ak ñaar ñu koy dooree ci bélier yi ne la wax ci wàllu amul santé ak travail santé boobu nag la ñuy dooree nee na comme li nga wax àll nee na à force de jouer les infatigables di nga dem ba sa yaram day bàyyi ndax coono day nekk loo xam daf lay dal ni du machine donc na ngeen ci bàyyi xel baax a baax yéen bélier yi te wàllu liggéey it mu ne da ngeen nekk nit ñi nga xam ne tey jii am na ay changement yu bëri yoo xam ne dafay fës rawatina ci yenn domaine yi nga xam ne dafay nekk ci yéen boo leen ci taxawee di ngeen am li nga xam ne da ngeen siy bëgg ci wàllu amour également ngeen gis ne am na ci ay changement yuy am mais taxu koo bëri noonu donc dafay nekk loo xam ne jarul découragé wala ngeen di jël di nekk koo xam ne da ngeen di xaddi loolu dafay nekk loo xam ne luy jeex lay doon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taureau yi bu fekkee ne yéen ci seen jëmoo da ngeen nekk ñi nga xam ne seen énergie physique nekk na lu fës lool ci yéen da ngeen di dem ba am benn motivation bu mag boo xam ne dafay fës ci yéen ngeen nekk ñi nga xam ne restez vigilant par rapport ak seen yenn collègues yi parce que yenn erreur yu ndaw yëpp loo leen def rek dina nekk loo xam ne dañ koy exploiter contre yéen te loolee du nekk li nga xam ne lu gën lay doon ci wàllu amour it ngeen nekk ni ñi nga xam ne am na benn moment boo xam ne da ngeen di wax li tubaab di wax mettre les points sur les i donc am leen benn taxawaay ngeen kii pas violence nag bu leen def violence mais quand même teg leen affaire yi ci yoon ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jumeaux yi bu dee da ngeen nekk en couple nee na gars yi waxtaan juróom bàyyi yow waaw xam ne réeroo amul ñàkk waxtaan moo am. waaw bàyyi dama cité si yi. bàyyi jégalu. waaw ci wàllu santé bi nee na. waaw yow leen faral di def ci lépp li nga xam ne sport la. damay jël affiche bi ni ko fii. ah bon loolu naa ko lijjanti loolu après donc loolu na ngeen ci bàyyi xel ba am hygiène de vie. wax na it ne ci wàllu liggéey ci seen yenn collègues yi nga xam ne dañu fiir maanaam dañu jaloux par rapport ak yéen jaru ko. donc nit ku nekk ak sa wërsëg ci àdduna. dëgg la ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy cancer yi bu dee ay célibataire ngeen yéen de da ngeen nekk ni ñi nga xam ne seen sensualité débordante moom mooy def ba nga xam ne habitude yi ngeen amoon dafay commencer di changer déjà loolu da ngeen ci bàyyi xel baax a baax ci wàllu santé également mu ne bu fekkee ne da nga dem ba sentir ne da nga xaw a néew kattan wala néew doole tuuti demal nga noppalu bu baax a baax ci wàllu liggéey tey jii nii am ngeen motivation ngeen mun di atteindre seen vitesse supérieure pour mun a yegg fa nga xam ne da ngeen koy bëgg ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy lion yi mu mel ni da ngeen di am benn nouvelle phase de remise en question boo xam ne dafay ibbeeku ci seen vie sentimentale loolu nag nekk na li nga xam ne yow sa jëm bopp na la mën a inspiré ba nga mën a am ci lu nga xam ne da nga koy bëgg ci wàllu santé également sa baisse de vitalité dafay nekk li nga xam ne dina dem ba def sol moo tax ci biir loolu sax bu amee ay trouble de sommeil dafay nekk loo xam ne c'est normal mais du la indil wër gi yaram journée tey bi di nekk journée boo xam ne dina am ay coppeeku wala boog sax ay changement yu mag yoo xam ne daal dinañ fës ci yéen ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy vierge yi mu ne tendresse ak entente bi nga xam ne da ngeen koy am du nekk au rendez-vous moo tax nag dina am ay difficultés pour ngeen mën a waxtaan moom ay incompréhension yoo xam ne daf ciy fës ci wàllu santé également yéen seen jëm bopp il faudra ngeen reposer wu suffisamment parce que repos dafay nekk li nga xam ne lu gën lay doon comme mu mel ni tey bu ñu xoolee ñëpp wàllu repos maanaam coono bu dajaloo ci nit ñi moom lañ leen di wax ci wàllu liggéey it ngeen nekk ni ñi nga xam ne audace baax na ngeen am audace mun a entreprendre ay yenn démarches décisives incha allah rabi boo leen ko defee da ngeen ci am ndam ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy balance yi mu ne ñoom dañ nekk ñi nga xam ne célibataires yi mun ngeen de di dox ba dajeeg koo xam ne da ngeen doon nekk ak moom mu nekk seen ex boo xam ne da ngeen ko perdre de vue bu ñëwaatee de day jaxasewaat seen vie de waa ji daal moom day la jël seen dund bu baax a baax wax na ci wàllu santé également benn mode de vie serein et régulier dafay nekk loo xam ne daf leen di jàppale ci wàllu liggéey également ci seen métier seen instinct maanaam seen njort ci sixième sens dana nekk li nga xam ne dina leen jàppale ba boo leen sóoboo ci benn affaire mun ngeen ci am li nga xam ne da ngeen ciy bëgg ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy scorpion yi mu ne bu fekkee ne yéen ci seen jëm bopp ci wàllu vie sentimentale da nga nekk ñi ñoo xam ne amoon ngeen ay ñagas-ñagas wala ay réeroo yu doxoon seen diggante yéen ak nit ñi nga xam ne ñooy gravité autour de votre personne mu ne baax na pour ngeen mën ci waxtaan ak ñoom dafay nekk loo xam ne lu gën lay doon ngeen def attention ci seen lekk bu bëri graisse wala lekk boo xam ne baaxul dafay nekk loo xam ne dafa leen indil ay jafe-jafe ak ci wàllu wér-gu-yaram ci wàllu liggéey également ñu gis ne yéen ci seen jëm bopp démarche yi nga xam ne entamé ngeen ko pour seen wàllu activité personnelle
da ngeen ciy am ndam ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy sagittaires yi tey mu nekk une journée florissante côté cœur mu ne nag ci biir loolu ay dee mbir mi moom day talkal la tey léegi nag ci biir loolu attitude bi nga xam ne da ngeen ko amoon vraiment mu nekkoon une attitude vraiment désirable pour vivre une relation simultanée nekk na loo xam ne doxal leen ko parce que da ngeen ci am ndam bu fekkee loolu ngeen di xalaatee ak li ngeen di doxal benn la da ngeen di am lu ngeen bëgg ngeen démarrer journée bi tey également ci benn petit déjeuner complet lu ci mel ni ay céréales ay fruits ak lait loolu dafay nekk loo xam ne lu gën lay doon ñu gisit ne ci wàllu liggéey da ngeen am ay collaborateurs yoo xam ne liñ leen di wax ak di ko doxalee ak liy am nekkul benn kon déjà loolu aussi da ngeen ci def attention bu baax a baax ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy capricorne yi réeroo bu ndaw dina am ngeen di ay soupçon de jalousie fiiraange di nekk loo xam ne day dem ba vraiment dugal lañ ci situation boo xam ne dootu lañ ko mën a lijjanti journée tey bi nekk journée boo xam ne day nekk journée bu mouvementé maanaam dem ñëw ci wàllu wér-gu-yaram da ngeen dem ba da ngeen ni sonn maanaam coono di leen dab ci wàllu liggéey également yéen seen jëm bopp da ngeen dem ba xaw a tayal tuuti di manque de dynamisme dafay nekk loo xam ne mun na leen indil ay lënc-lënc ñu jàll ci ñi nga xam ne ñoom ñooy Verseau yi mu ne yéen ci seen relation amoureuse bu fekkee ne yéen seen jëm bopp da ngeen am ay secret jar na ngeen waxtaan ci parce que bu feeñee dootoo ko mën a expliquer kon déjà loolu Verseau na ngeen def attention baax a baax a baax seen moral dafa nekk en berne tey c'est normal mais nag nee na tamit da ngeen di nekk de mauvaise humeur loolu nag na ngeen koy yemale ci seen bopp yemale leen ko seen kër wala seen biir nekk ci wàllu liggéey aussi mu ne yéen seen jëm bopp da ngeen def preuve d'ardeur et d'intérêt donc bu fekkee ne yéen seen collaborateurs yi dañu nekk nit ñoo xam ne da ngeen am ci ñoom confiance ba pare ñoom ñu leen di war jàpp leen ne seen xel moo toll noonu moo tax ñu koy jëfee ñu dem ci ñi nga xam ne ñoom ñoo jeexal nag muy poisson yi mu ne ci yenn célibataires yi bu fekkee ne da ngeen décider pour jël seen vie sentimentale wala seen vie amoureuse en main jot na taxaw leen si waaye nag ay trompeur ngeen de ay naxaatekat ngeen de yéen poisson yi parce que li ngeen di waxal ak li ngeen dox du benn ci wàllu santé également bu fekkee ne dafa am ay tawat yoo xam ne da ngeen commencé santé seen articulation yi di métti ak seen yax yi demee noonu day leen lekk lépp lu am agrume wala ngeen koy naan maanaam ay xeetu ay limon ay orange ak yu demee noonu dafay nekk loo xam ne dafa leen jàppale alpha ñuy jeexale ci poisson yi rek mooy ci wàllu liggéey mu ne affaire yi vraiment ça se passe plutôt bien amul benn gàllankoor wala jafe-jafe goo xam ne da ngeen koy am ci wàllu woowu noonu. Merci beaucoup.